ñun jigéeni Kahone nag sol nañ suñu dàll sol suñu mbubu takk suñu sër gis nga lépp lu jigéeni Nder defoon muy talaatay Nder ñun dinañ ko dekkali muy doon dimanche Kahone. te nag duñ ko seetaan jaral lu ñu nekk lu nekk la ñuy jaral nag dinañ ci jóg dañ ko dox dañ ko wax dañ ay avocat def suñu alal def suñu njëpp li ko xale yi waxee rek jaral suñu bakkan bi waaw duñ ko jox kenn suñu bakkan bi daf ñu koy jaral suñu kaw la ñuy jaar pour def fa dara mais jaral nañu lépp. nii nag dégg naa sànq ñuy wax décret xoolal soyons clairs décret ou pas décret foncier man jànguma droit patrimoine bâti état décret nangam ñun suñu yoon newul ci loolu duñ ko bàyyee il faut qu'il se le tienne pour dire loolu mooy wax ji. da ko leer ne na ko leer ne site bi Kahone duñ ko bàyyi Modou Ndiaye Rahma tey duñ ko bàyyi Modou Ndiaye Rahma ëllëg Modou Ndiaye Rahma xamuñ fu mu jóge daa jekki-jekki rek ñëw Kahone fii saxala boo nee na xaa fambe a gara ati doole a noot dangot te fatum numtiit parce que a fela retanga yit xana ɓaato njab ɓaato cooxa den jang. asalaamaaleykum mbokku Kahone fii ñu taxaw tey mooy ancien site arrondissement bu Kahone mu doon site boo xam ne dafa am histoire ak population Kahone parce que aki bu Kahone am rek fii la ko sunu waajur yi xeexee alors li ñu fa woo dajale tey mooy dafa am benn ballon de sonde boo xam ne Modou Ndiaye Rahma mairie bu Kahone préfecture bu Kaolack ak gouvernance bu Kaolack dañu ko sànni population Kahone muy état da ko jox suuf si alors que amul benn kayit bu koy firnde ne état jox na ko kayit bi ginnaaw bu ñu defee démarche yi nag def li ñu ci war a def yëpp woo population bi waxtaan ak ñoom moo waral tey jotaay bi yaat tey. waaw dossier bi ni mu demee mooy dañu toog ba benn jour préfet ànd ak le maire de la commune de Kahone ñuy déguerpir ñi nga xamante ne nii ñoo yoroon ay cantine nekkoon ay commerçant ci situ sous préfecture bi parce que moo ngi nekk ci route nationale bi donc ñun bi ñu nekkee au courant on s'est constitué ñu dem déglu leen ñiñ déguerpir ñu wax ñu ne effectivement dañ ko déguerpir parce que Modou Ndiaye Rahma la ñu jox site bi léegi bi loolu amee on s'est constitué nag benn collectif spontanément ci lañ toogee réunir toog comme doomi Kahone ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ñu jàpp ne boobu ba léegi ñoo ngi toroxal Kahone ci wàllu suuf doomi Kahone ñu noppi bii nag vraiment dafa doy sëkk ko Kahone jóg commune bi yëpp parce que ki ñu jox suuf si dañ doon jooy noppeeguñu ci ñaari affaire mooy dañ ko jox benn domaine 30 parcelles ci quartier bu ñuy wax Fass Kahone fii bokk ci commune bi ñu jëlaat sunu campement touristique joxaat ko à 50 millions loolu yëpp ci barkeem ak doole poosam moo ko may ba pare muy note suñu conseiller municipal responsable bi en l'occurrence la première personne nekk le maire mu nekk vraiment une personne ba nga xamante ne ni vraiment tey lépp lu ko woon jooy ci wàllu suuf rek moom nekk na responsable parce que xam na ci lu ci bari depuis 96 ba léegi moo ngi ci commune bi te wàllu suuf mosu cee génn loxoom foofu la ñu ci toll bi ñu ko defee ñu jóg ci réunion bi nekk la première personne bi ñu war a dem seeti mooy kan moom mooy maire bi Ousseynou Senghor bi ñu demee effectivement mu recevoir ñu bi ñu recevoir ñu posé ko question yëpp par rapport ak attribution bi mu woon ñu ne moom dafa jékki-jékki rek préfet notifié ko benn kayit boobu noonu bi ñu ko notifié tuddee na ko nu ne sax tuddee na ko circulaire parce que ñun acte administratif bi lañ ko doon laaj mun nañu préfet circulaire la ko jox donc moom dañ ko notifié rek ampliataire la ci donc bu ñu ko soxlaa nañu dem peut-être préfecture moom mi ko notifié effectivement bi ñu fa jógee mais aussi wonoon nañu ne
adhésion yam ci lutte bi. fekkonte ne tey maire jogoon na pour bind pour ñu jox ko lii kon xalaatuñ état di ko jël di ko jox Modou Ndiaye Rahma kon dañ koy jox commune Kahone. nous aussi on s'est posé la question lan moo tax maire bindutoon parce que loolu suñ première réunion lañ ko wax parce que moom maire dañoo jàpp rek ne moom moo nekkoon complice am di ko jox 30 parcelles Fass Kahone joxaat ko hôtel Le Refuge kon aussi mun na nekk complice am aussi bañ a bind pour Modou Ndiaye Rahma bind pour acquérir site bi et effectivement noonu la demee. donc maa ngi tudd Martin Zalé maa ngi dëkk Kahone 1 bokk ci magu dëkk bi mais dama xam ni moom fu mu toll nii moom xale bu ñu jógee mag dafa war a topp seen gannaaw surtout bu ci jigéen ñi bokkee te Kahone fu mu toll nii moom mag ñi war nañ ci jàpp bu baax a baax te lii nga xamante ni moom la ñuy xeex aar suñu gox mi mu taxaw di xeex mag ñi yëpp dañ ci war a dugal seen loxo. te bi ñu ñëwaatee def loolu noonu ñu toogaat une semaine Modou Ndiaye Rahma dégg affaire bi TFM dañ interrogé nañ ko ci sax laaj ko lan moo ci sa xalaat mu ne loolu duma ci àddu mu ñëw Kahone le week-end suivant samedi la fi ñëw 20h 21h la convoqué Ousseynou Senghor këram ñoom ñaar ñu toog mu defloo ko point de presse le dimanche le lendemain c'est-à-dire le lendemain parce que da doon dégg na ne maire moo ngi ànd na xale yi ci lutte bi ñuy lutter pour récupérer bien bi waaw léegi comme dégg na loolu mu ne xaaral nag vraiment maire bi aussi ma jógaat ci moom bi mu ñëwee 21h la ko convoqué këram ñoom ñaar def loo ko point de presse oo ay journalistes am yu ko neex ñun bi ñu ko yëgee sax dañoo toog parce que jour boobu maire daf ñu waroon recevoir pour ñu waxat ko fii dossier fi ñu toll ak moom parce que waxoon nañu ne partenaire la ak ñun bëgg na ànd ak ñun pour ñu récupérer affaire bi teg ko ci seen loxo léegi ñu waroon ko rendre compte le même jour ñu toog a toog fi ñu nekk suñ QG ba dégg ne moom moo ngi def point de presse ci déclaration boobu ñoom ci lañ defee seen point de presse wane ne ils sont en phase avec l'État pour Modou Ndiaye Rahma jël site bi. li nga xam ne moom mooy conseillers yi nekk fii ci Kahone defe naa ñeent fukk la ak juróom-benn boo leen boolee yëpp ñeent fukk la ak juróom-benn suuf si ngay wax nag bon ku ne xam ne mbirum suuf ni mu demee parce que déjà leeral naa ko ci biir bien de l'État la mais bu bokkee ci patrimoine bâti de l'État aussi mais État defe naa ne balaa mu ko war a jox keneen su fekkee ne ka nekk ca dëkk ba jiite ko respecté na ko daf ko war a njëkk a informé bu fekkee ne sax informé wul ko parce que dara leerul ñu ci. lii fii ñun taxaw nii mooy site bi nga xam te ne nii moom la Modou Ndiaye Rahma mairie bi bugg a jox Modou Ndiaye Rahma waaw te léegi nag population Kahone site bii ngay gis nii bureau yi ngay gis nii fi la bureau yi nekkoon logement bale nga gis nii logement sous préfet bi la woon quoi logement bii ñu def poste tey mooy adjoint bi fi la nekkoon logement yi ci ginnaaw ngay gis na le fa la police bi ak yeneen kii employé yeeg yooyu chef sayer yeeg yooyu fa lañ nekkoon léegi nag ñun moo liñ bugg a xamal monsieur Macky Sall président de la République mooy que ne Modou Ndiaye Rahma bu naree jël site bii Kahone yëpp la nar a rey ndax site bii ñun ñëpp fi lañ amee kayitu juddu duñ bàyyi site bi mukk ci noonu Ousseynou Senghor bu fekkee Modou Ndiaye Rahma daf ko jënd dinañ ci xam dara bu fekkee daf ko jënd dinañ ci xam dara da ko leer ne na ko leer ne site bi Kahone duñ ko bàyyi Modou Ndiaye Rahma tey duñ ko bàyyi Modou Ndiaye Rahma ëllëg Modou Ndiaye Rahma xamuñ fu mu jógee daa jekki-jekki rek ñëw Kahone fii. Kahone parce que ñoom buñ amee cuune ak motadi goo xamante ne nii tey dañuy seetaan benn nit jógee fee pour jël bien bi nekk ci route nationale bi dafa xemem lu tey bu doon jànq ñu ne la fi site bi ne dafa xemem lu kon moom la gis parce que opérateur économique la donc tey vraiment am nañu daal volonté ak dévouement ak engagement pour lum ñu jara rek bu ci jaree sunu bakkan bi wot ci sax dinañ ko ci def sunu bakkan bi daf ñu koy jaral sunu kaw la ñuy jaar pour def fa dara mais jaral nañu lépp jërë ngeen jëf. ñëw dafa am benn point bu am solo bu aas laal sànq muy li mu wax ne monsieur le maire Modou Ndiaye Rahma daf ko jënd dëgg la ndax ñun am na luñ ci xam ndax Modou Ndiaye Rahma fi mu nekk du ceeb du dëwlin ba ci soble barki Dembo Ndiaye soble ak pompiteer sax yónnee na ko Ousseynou Senghor ci julli ji pour mu jox ko ay nit kon mu ngi koy jënd bu baax a baax waaye am na ñoo xamante ne nii tey jii bokkuñu ci ndax man Kahone gi foog naa ñu bëri xam nañ ma Kahone musuma nangu
pour loo xamante ne nii luy noot Kahone la parce que Kahone laa dëkk fi lay samay doom dëkk ñun jigéeni Kahone nag sol nañ suñu dàll sol suñu mbubu takk suñu sër gis nga lépp lu jigéeni Ndeer defoon muy talaatay Ndeer ñun dinañ ko dekkali muy doon dimanche Kahone incha allahu rabbi pare nañ ko lépp nag pare nañ ko lu mu yaakaar ne pare wuñ ko rek pare nañ lu ko raw parce que Kahone ku nekk xam na ne suufi Kahone suñu maam yi deret lañ ko jëndee woon kon ñun tamit pare nañ pour jaay suñu deret pour jëndee ko suuf. alors gis nga d'ailleurs sax lii yëpp sax boo ko gisee li facilité lii yëpp li facilité donc Modou Ndiaye Rahma ba mën a jël site bii mais c'est parce qu'il fait partie des pontes du pouvoir parce que Modou Ndiaye Rahma APR la nekk APR lay militer nekk ambassadeur itinérant loolu moo ko may possibilité yi mu am tey. man mii dëkk di doomu Kahone dëkk fa su ma ko bëgg soxla woon tey duñ ma ko jox keneen ak keneen su ko soxla woon duñ ko jox mais la mu nekk ci digganteem ak digganteem ak maire Kaolack bi pour ne pas la nommer loolu moo tax possibilité yooyu mu am ko bañ jox ko site bi loolu moo tax également ñu attribué ko 30 parcelles sans délibération les conseils municipaux sont là laaj leen ndax ñoom fekk nañ fu ñu délibéré ñu octroyé 30 parcelles à Modou Ndiaye Rahma mais ça n'existe pas. loolu c'est une forfaiture boo xam ne nii nag dégg naa sànq ñuy wax décret xoolal soyons clairs décret ou pas décret foncier man jànguma droit patrimoine bâti état ak décret nangam ñun suñu yoon newul ci loolu duñ ko bàyyee il faut qu'il se le tienne pour dire loolu mooy wax ji ces gens là position yi ñu am li ñu bokk ci pouvoir bi moom moo tax pour ñoom ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre mais ils ne pourront pas le faire fii sur à Kahone bii nii ñun nag voilà on a trop laissé mais bii nag waa ji ak li muy am doole yëpp dina xam ne mbooloo moom ay personnel parce que l'État est investi d'une mission de service public donc l'État doit garantir l'intérêt général de ce point de vue dañ koy jox ay biens yoo xam ne moo ko moom biens yooyu ñu ngi koy répartir ci ñaari biens domaine public la war a doon ak domaine privé donc si biir domaine public boobu état mënu ko jaay mënu si def dara domaine privé bi nag état mun na ko jaay mais domaine privé bi mun a jaay dafa am bu mun a jaay am bu mun a louer am boo xamante ne ni mënu ko jaay mënu ko louer domaine privé affecté état bi mënu ko louer ay particulier parce que da ko jox ay service am pour da ko tabax jox ko ay service am pour service yooyu di fonctionner donc état bi mënu ko ñëw louer waat à un particulier donc je pense que c'est une question de bon sens bien bi nga xam ne jël naa ko jox ko sama benn service que ça soit déconcentré ou décentralisé pour muy fonctionner mënu ma ko jël di ko luyewaat beneen particulier war ma di ko jox wala loi bi da ko ne pour mu def ko noonu il faut que immeuble yi dem ba inutile quand même ba utiliser tuñ ko à cette fin là te bu boobaa même bu fekkente ne inutile na da ko war a désaffecté ba pare delloo ko service des domaines bi nga xamante ne ni moom mooy le service compétent de l'État en la matière n'est-ce pas bu defee loolu ba pare service des domaines mun nañ ko nag di louer ay particuliers parce que état bi tamit dafay ut xaalis domaine privé bi day permettre état pour mu dugal xaalis ci ay keesam mais nag état du Sénégal deful loolu ci site bii nii. te nag duñ ko seetaan jaral lu ñu nekk lu nekk la ñu jaral nag et dañ ci jóg dañ ko dox dañ ko wax dañ ay avocat def suñu alal def suñu njëpp li ko xale yi waxee rek jaral suñu bakkan bi waaw duñ ko jox kenn waaw incha allah li ci nañ ko cere pour bañ ko jox kenn. muy symboliser rek mooy la liberté affection bi ci nekk mais liberté aussi parce que bi nga xamee ne am nañ indépendance bay def sous préfecture Kahone ba ñu defar say nga xam ne kenn dematuñ fenn di régler suñu problème bi yëpp Kahone mais loolu dafa nekk suñ fierté suñu orgueil suñu fierté waaw loolu la suñ fierté ak suñu orgueil ça symbolise l'indépendance de Kahone waaw mais loolu la dafa mel ni dañu bëgg a delluwaat ca affaire buur ba woon affaire buur nga xam ne mooy buur mi def lu ko neex ci réew mi loolu amatul jeex na nous sommes des citoyens sénégalais ñu ñëpp à part entière waaw Kahone duñ ko nangu keneen ñëw di ko jël di fi lu ko neex waaw nous sommes indépendants nañ wax loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg